Pierre Kabou et Simon Kabou ah. macha allah. jërëjëf ay bu baax a baax. ñu koy nuyu bu baax di Kabou. tribune yéene kaay. waaw. dafa ñëw ci ay révélation yu nga xam ne Aminata Touré mii daf ko def jëm ci ay fonds politique nee na Ousmane Sonko mii. nga xam ne moo wote serrer la ceinture. ci réew moo xam ne dafa nekk 4e sous-sol. réew moo xam ne matt bu tooy la. réew moo xam ne gaal gu bënnee fu ne la. réew moo xam ne gaa yaa ngay dundee dundu war a yaat. nee na moom moo toog ci 3,7 milliards. 3,7 milliards toog ci. Aminata Touré mooy wax. ñu ne déetawaay waaye yow coowal depuis oto yi sa assemblée nationale El Malick Ndiaye fëgg dënnam ne j'assume. jamono joojee nga xam ne. te ne woon na fi ne député yi war ñu am oto. wóolbatiku ne léegi nag moom man munuma di war oto di gis député yi di war tax oto ñu ne ko yow Malick yow loolooy lan mu ne leen man maa tey. maa tey j'assume. j'assume maa ko jënd te man maa tey. loolu la wax j'assume mi ngi nii. waa léegi comme da ngeen di ubbi commission d'enquête njëndum oto yooyu na leen wax leen ñu nan la demee. sa assemblée nationale. comme yaa assumé. te yéen a nekk assemblée nationale. yéen a toog sa bopp ba. wax leeral leen. kii digle jub. kocc da laa war. waay coowal 3,7 milliards yii. ci réew moo xam ne on raisonne en terme de milliards te askan waa gën a torox. waa léegi na leer. Aminata Touré moom moo wax. yow yaa nekk président assemblée nationale. yaa am majorité sa assemblée nationale loo bëgg mu jàll mooy jàll par force. kenn mënu ci dara. waa léegi kon lii bu jàll c'est parce que yaa bëggul mu jàll. commission d'enquête bu taxawul ci lii c'est parce que da ngeen bëggul mu taxaw ca. mais Mame Mbaye nous devons à la vérité tam pour être juste. waaw moo di. d'accord sànq wax nañu responsabilité Ousmane Sonko. mais Bassirou Diomaye Faye ak son ministre des finances. dañoo am responsabilité. Ousmane Sonko encore une fois jëlul xaalis jox boppam dafa am kuy décaissé. xam nga fi may waxee. mais à un moment donné nag tout tourné autour de lui de. waaw tout tourné moo doon autorisé lépp. waaw mais Mame pour nga Mbaye voyage yi sax à un moment donné directeur bi. Mame Mbaye am seen aval. Mame Mbaye bu ñu xulawutoon li lépp doo ko yëg. waaw loolu daan na wax. li lépp dañu ñoom ñëpp xamoon nañu ko ne patt ak moom na ministre des finances wax président lii nañ ci àddu parce que moom la ñu dénk dénkuñu. moom la ñu dénk waaw nga dëgg na. Cheikh Diba moom war na ci wax. waaw na ci wax Cheikh Diba moom il faut mu leeral ci réew mi. ba xam mbir yi waa ji moo doon jël xaalis bi par force parce que il était le second homme fort de ce pays. wala dafa jël yëf ya parce que jàpp na ne moom mooy borom looloo tax mu ko doon def. daf ma war a édifier. na leen. Cheikh boo waxee dëkk bi yëngu de. bañ a wax Cheikh du wax de. daa war a wax Cheikh dëkk bi mais yëngu war de. naa wax nag. dafa war a wax parce que alalu julli salbe ci la te yëfi ci lañ bokk. yëbin yéen a kaay nee na bu fekkee transparence tëddee ñaaxaan naay rek moo leen tax a jóg waaye war nañu leeral askan wi coowal milliards yii nga xam ne moom la Ousmane Sonko téye waaw parce que nag sama xaalis la xaalisu Simon la xaalisu jaaykatu gerte bi la xaalisu nappkat bi la xaalisu meneebar ba la moom la ñu dajale def ko seen kees yooyee du xaalis bu ñu wittee si ay garab déedéet kon askan wi am nañ droit ngir xam koppar boobee nan la fa duggee ak nu ñu ko jëfandikoo polémique bi ñu ne mekk ci milliards yi ñu dépensé jëm ci jëndum oto yi ak El Malick Ndiaye j'assume loolu tam war na leer. coowal oto yi nga xam ne moom moo leen ba 27 oto yi. waaw. ONRAC dama ne loolu tam na leer nee nañ tous ces milliards dépensés au moment où on demandait aux pauvres góorgóorlu de faire des sacrifices. non da nga naan bi ñuy rang ci jaaykatu cere beeg jaaykatu caagri bi. ak fonde bi ak di gobar jaase. gobar jaase. oui. loo jënd ñu ne loo envoyé ci gune yu ndaw ñu dagg ca. dugal si seen gafa nga jënd carburant ñu dagg ca. dugal si seen gafa. jamono joojee nga xam ne ñu ngi naan bàyyi leen naan café ci bureau yi. voyage yi wàññi leen ko. wax fi diaspora jamono joojee ñoom seen kees yi nag. wax waa diaspora bi cotisé. waa diaspora bon. xam nga bon ñu xeeb waa diaspora bi ne samouraay bon. pas Mirza di ñu fàttali pas Mirza samouraay bon. wala yàlla bu nekk jaar lu ne nga fi dégg. termine yéen a kaay ne lii la ñu dund ci miim réew jamono joojee nag. Abdou Mbow nee nag doo leen def bu ne weng. lan la ñuy wax. Basin Kumba xaw ma lan. waaw. foo dem tas ka mu ne weng. waaw. doo leen def lu ne weng. oui. ba pare bëgg daw làq ji sa assemblée nationale man ta ne. Abdou Mbow moo ko wax. on ne peut pas détourner nos fonds publics. venir à l'assemblée nationale se réfugier. waaw. manul ne. wiiri jaari ndaar. waaw te am na nee na moom du ma sa wax président assemblée nationale. waay. maanaam danaan lii ci ginnaaw. wala kii ci ginnaaw. waay. danaan seen kii. oui. non même du démb gerte sax. même sax démb waa ji moom mu ngi koy ñaxtu. mu ngi koy danaan ñaxtu seen kii. du wax mu président. Abdou nag Abdou. benn bëñ la sa assemblée de. Abdou soxor kele kay nañ ko war a tudd. kii daa def
Abdou Soxor Kele. nee na seen kii mënul def mu ne weng ba pare bëgg làq bi assemblée nationale mënul en nekk. tout cas jàngkat yi dañoo ne war a fa toog. waaw xaw ma nag jàngkat yi. waaw ñu ne. ñoo ne mu fa toog de waru nekk président. ñoom waaw. xaw ma nag. ñoo ko ñi waxtaanee jàng droit xam ko di ko ñoo ko jàngale ñoo ne waru fa waxtaanee toog. waaye même texte yi Thierno da ko wax loolu kay dafa leer nañ dafa def lu ko neex rek kay. wàllum détention provisoire yi juge des libérés et de la détention donc conditions carcérales yi nga xam ne moom la ñu dund fii ci mim réew ministre de la justice maître Moussa Sarr jàkkaarloo na sax waa ONG 3D waa ONG 3D nag nee nañ ko nag gis nañ ñi ngay doxalee alhamdu waaye nañu gën a xoolaat nekkin gi ci kaso yi. mais juge de la détention et des libertés mais loolu ça a été dans le tout été parmi les conclusions assises nationales assises de la justice sax même. waaw peut-être que maître Moussa Sarr dina ko matérialiser ci dynamique bi mu nekk dynamique bi mu nekk mais nag kooku beneen procureur la de. moi j'aurais préféré ñu mettre en place peut-être collège de juge d'instruction de juge de détention et de liberté mais bu fekkee ne encore la vie ou la mort d'une personne day reposer wu encore ci benn nit ça pose problème. forte pluie taw yu métti yi nga xam ne wàcc na démb def nay dégâts sa Touba am na kenn ku fa faatu. CM Malick Sy am na garab gu fa daanu. waaw non avec votre permission dama doon yokk maître Moussa Sarr mi. waaw il y a ay 7 ans de cela am na interview bu mu def ak Pape Cheikh Sylla Sen TV. li ngay wax nii thème bi. affaire juge détention ak liberté am na lu mu ci wax. léegi nañ dem réchauffé loolu rek tegal ko ko. Sen TV dem leen si banque yëpp archiviste laay def. oui bu ko def non il va le matérialiser. avec votre permission Mambay pardon waaw. jeex na ñu dem ci xoose mii nga xam ne mën daa xoose am na fit nag xoose daal moom la ñu plainte mu ñëw dugg ndànk Sénégal ci fulla dem defi communication ci fulla xam naa delluwaat ci fulla ne góobu ne moo ngi fi ba léegi. comme yow toppewu ko dara kay. mu doxi soxla. waaw xoose kon moom nii ñëw na daal wax ay waxam wax yooyu mu wax nag Seydou Kane mi nga xam ne moom la tuumaal nee na ay kàcc la dara am ci fenn neen kàcc neen la def. AEPO Sénégal weddi na xoose Angèle nii ba noppi daas plainte déposé ko. ce qui est sûr moom la mu wax ci représentation boobu noonu. ne ñoom ñoo bokk contrat bi. loolu moom mooy dëgg. porte presse bi kay jeex na. loolu moom mooy dëgg Seydou Kane ak xoose mi ak Azer il y avait un contrat tripartite à la base. ñoom ñoo dem kay ba ci biir. xoose def la ko neex Azer nag moom toog di seetaan. loolu moom mooy dëgg bi. mais à la base il y avait une convention tripartite entre Seydou Kane moom José González ak Azer te loolooy dëgg. même Arco dans ses décisions. oui rappelé na leen loolu. et sa première décision a été ne leen dellu leen. ci li ngeen njëkk a tënk muy la convention tripartite. mais gars ils ont fait fi de ça. def lu leen neex waa Grand Place daal di siy dikk daal di koy faram-fàcce accusation ya nga xam ne xoose def na ko ci kii nga xam ne moom mooy Seydou Kane weddi na ko nee na la société affirme être reconnue comme mandataire ñoom bu Seydou Kane AEPO Sénégal et agent exclusif AEPO Espagne pour le marché d'électrification de 1600 villages. AEPO Sénégal brandit plusieurs documents yu bëri yu mu génne ngir confirmer étayer sa position bokk na ci attestation bu Laser protocole bi engagement tripartite ak contrat signé par AEPO Espagne waa lii bu dul preuve la mooy preuve. Banque Santander bi nga xam ne moo yor financement 140 milliards d'euros a également confirmé le rôle de AEPO Sénégal auprès du gouvernement bu Sénégal waa léegi lan lañ bëggati. dama ne. waaw maa ngi gis waa Pastef ña ngay jàpp José González yëkkati di daw ak moom. waaye ba fu ñuy mujjee ak moom. dinañ ko ba ca kanam dinañ ko waaw ba ca kanam dinañ ko 72 ba ca kanam. dama ragal ñu mujjee ak 72 comme trophée de guerre waaye. wallaay fa ngeen di mujjee ak moom. dañ dem ba ca kanam. de Dakar waa dikk na ci Seydou Kane sur le pied de guerre jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy xoose mii nga xam ne ñëw na def communication yéeni kaay bi daal dinay dikk ci dette cachée bi coow li nga xam ne moom la ñu andil fii les FMI colle un ultimatum au Sénégal et lui impose la transparence à tout prix ay yéen a fi andi rek jubbanti ba tey baax na ma delluwaat Grand Place décolonisation de l'assainissement de Rufisque monsieur le maire Omar Cissé engage la fermeture du canal central waaw lii moom alhamdulilah canal moom daanaka lépp yem na. fu mu nekk Omar Cissé boo fa demee nii. yaramam tàng na. Omar Cissé. waaw keroog ñu koy interview gars yi ne ko merci bu ne leen non bàyyi leen ma wax. xaw a tàng nag. environnementaliste la. gestion des fonds spéciaux ca primature sur la Casamance Ousmane Sonko s'explique. S'accuse
de détournement moom moo. li naan qui s'excuse. qui s'explique s'accuse la ñuy wax. Ousmane Sonko mii moo doon andi ay leeral. waaye leeral yooyee. moom tuumaal na boppam. dugal na boppam kay nga ci wax détournement d'objectif. exposé maanaam jël na boppam jébbal ko haute cour de justice. moom daanaka moom jël na boppam rek. yóbbu boppam sa haute cour de justice. yeewu boppam ba mu ne ngood. lii Abdoulaye Gallo Diaw bu parti socialiste moom moo ko xam ne nee na ko say wax. yow moo la tuumaal. moo la yóbbu yow haute cour de justice. kon boo amee kenn koy mereel sa bopp. mooy ku doon diwtonte ba génn ak bal bi ci terrain bi. waaw dut ba dut boppam. ba dut génn ak la voix plus affaire 37 milliards ASER les allégations de Xoose mii nga xam ne Seydou Kane weddi na ko benn par benn weket na ko yéen kaay bi dikk na également ci Mamadou Gueye mi nga xam ne mujj nañ ko bàyyi. waaw alhamdulilah macha allah yàgg nañu ko jàmbat. wax fa dëgg neex yàlla fii réew mi toll moom yenn yi moom warees naa mën a ñàkk nag. les protagonistes entendus par le TAS moom mooy tribunal arbitral bi Abdoulaye Faye Madi Touré Augustin Senghor Oumar Ndiaye Aliou Goloko et les autres auditionnés en visioconférence assemblée générale controversée bu fédération sénégalaise bu football. Célébration de ses 3 ans d'existence l'arc Banta Babacar Ngom une jeune formation politique à l'ascension fulgurante. xam naa kon laalaay sa faal tamit nag 3 ans yi boo leen koy feet da ngeen ñu invité ñu ngi seen. waaw ñoom wax nga dëgg seen ñetti at nañuy feete kañ la sax du samedi bi. 3 ans la ñu fi. 29 août kañ la. c'est que nag imagine na ko def xew national. waaw. na ko def lu rëy. mais jigéen ñi nekk ci langue politique bi. àndoon ñoom xoolal elle trace sa voie. mais Anta Babacar imaginer Anta Babacar Ngom. Aïssata Tall Sall. ñoom laal la Aïssa Fall àndoon. dem jëli professeur Amsatou Sow Sidibé. kon dina def effet. jiital ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall nekk xoolal ñun ñoo ngi sa ginnaaw taxawal seen parti bopp ma ñàkk sama parti bopp ku koy antal. la marche des femmes. waaw non imagine loolu rek ñoom ñu taxawal. dans l'histoire de la révolution française il y a ce qu'on appelle la marche des femmes. ñu accepté jiital Aïssata Tall Sall nekk ñoo ngi sa ginnaaw. yam dara waaye ñi nekk fi di tali nii yëpp dañuy mujjee lembam kii rond. mais keroog nag Socé Diop jonn la c'est ça ah. waaw oui elle a dit des vérités crues quand même par rapport ak les femmes moom. c'est vrai lim ci wax noonu. directrice de la construction xaw ma la. ah oui oui lim ci wax moom dëgg la. femmes yi bu mobiliser jotee ñu woo leen waaye bu des ndoba tànk. bu sedd jotee ñu teg leen ne la. ñu football leen. coowal Kocc bi xam naa Mamadou Fofana na si ñëw rebondissement am na ci. téléphone bu Kocc daanaka mi ngi wax ñi nga xam ne ñoo ko daan yónnee ay vidéo ngir am lu ñuy chantage. yàlla dee boo ñu waajal. ndax lépp leer na ci téléphone Kocc bi yéenekaay bi daal na ci dikk bu baax a baax ane Odia comme Odia dafa laaxatu waaw kon baax na xam naa li ma tudd Kocc moo tax Odia laaxatu moom mi kat foofu la toll. Kocc de gars yi ñemewuñ ko de. jërëjëf Simon la moo ci gën a fës. li ci gën a fës ci xibaar mooy benn nit bu ñàkk bakkanam ginnaaw ab taax bu daanu naka démb ca Kédougou ab bâtiment la toll woon